asalaamaaleykum mbokku internet yi mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre sur la TMS TV ñu ngi en direct ci biir cabinet médical Thierno Moulé Sow. alors biñ fi ñëwee nag dara waralu ko dudul fee boo xam ne am na sànq ci grande salle bi ñu vivre ko en direct xam naa ne gis ngeen image yi ndaw si ngeen gis dafa am dëmm bu ko duggoon ba mu ko duggee solu ko maanaam di métti biiram yemul ci ndaw si mu dem ci jarbaatu jëkkëram toog nii jarbaatu jëkkëram nag man du ma wax moom mooy wax lan la doon yëg après ñu ñëw maintenant ci commentaire yi sëñ bi na tudd. man Pape laa tudd. yëkkatil micro bi. Pape laa tudd. Pape yow loo bokk ak maanaam jëkkëru kii. sama nijaay la. sa nijaay la. waaw dégg nga ndaw si bi muy wax naan maanaam li ko duggoon di wax ne maanaam yow mii daf la def biir buy bët daf la sol biir buy bët. est-ce que mun nga confirmer loolu. waaw li mu wax tout à fait normal li mu wax noonu dëgg la ndax man sama biir da doon metti dama ko doon jàmbat sax naa sama biir day metti ak yooyu en plus tamit guddi gi daanu ma nelaw. daanoo nelaw guddi gi waaw mën naa bàyyi ba 6 heures du matin ba du ma nelaw si salle bi laay nekk presque ba bët set bu nit ñi nelawee nag ba yeew si laay tëdd. ci ngay doog a dem tëdd. maanaam est-ce que mitit bi yàgg na maanaam ak yow kañ la commencé gën. presque période kii bi ba ñuy koor gi noonu. bi ñuy jub si koor gi wala ci biir koor gi. ci biir koor gi presque. maanaam ba koor gi di jeex bi koor gi di jeex. waaw bañ fiy gëj noonu presque ay 6 jours 7 jours. noonu ndax si la ma kii bi attaqué waaw. maanaam bu méttee est-ce que di nga lekk. daf may xiifloo daal man daf may xiifloo rek. daf lay xiifloo. waaw maanaam muy métti def ay crampes d'estomac. waaw day métti. ba sama maanaam biir yu tar te boobu doo mën a nelaw. waaw sama biir bi ni mu tolloon nii sax ak ni mu kii woon bokkul sama biir bi nii la defoon. waaw léegi nag bi dëmb bi yuuxoo bi ko sëriñ bi dumaa ba mu yuuxu mu ne ko bàyyi naa ko. léegi nag yow yaay wax yow yaa doon yëg mitit bi fi mu ne nii yaa ngi yëg mitit wala yëgatuloo mitit. instant bi wax dëgg fa neex. xoolal caméra yi nga wax ko en direct parce que ñu lay suivre. instant bi wax dëgg fa neex yàlla sentiratuma dara. yëgatuloo dara. dara kon mun nañ jàpp ne tey di nga nelaw. waaw bu di nga lekk ba suur. soobee yàlla. defe naa loolu leer na ñu tourné waaw soxna si dégg nga témoignage bi. la duggoon lu bon loolu. bëgguma ko sax di ko tudd. dëgg la alors mu defoon la mititu biir. waaw sol ko sa borom kër sol ko sa jarbaatu borom kër. mu toog nii wax. dëgg la yow nag fi mu ne nii yow lan ngay yëg. waaw man ak daal looy wax askan wi. may wax asalaamaaleykum rek. di dooli sant yàlla bu baax di julli si yonent bi tedd sallallahu alayhi wa sallam di sant jëmm ji toog. sëñ Thierno. di koy ñaanal yàlla dolli ko jàmm bu baax ak gudd fan ak wér. waaw wax dëgg yàlla kontaan naa lool. toogaay bi ma toog nii sax mënuma ko woon. wax dëgg yàlla sama jëkkër sonnoon lool wax dëgg yàlla. wax dëgg lu ne def na ko lu ne. waaye bàyyi ma benn yoon chaque jour mu ngi si man chaque jour dagg ay activité am yëpp ñëw fii andi ma si jëmm ju tedd ji pour mu faj ma amoon ci yaakaar te yaakaar jooju wax dëgg yàlla yaakaar jooju tasul ma koy ñaanal rek yal na ko yàlla defal sutura li mu def si man yëpp yal na ko suñu borom dolliwaat joxaat ko lu ko ëpp loolu. waaye instant bii nag may wax ak yow nii moom. wax dëgg yàlla sentiru ma dara. wax mënuma ko woon laajal ñi fan yëpp waxuma damay lii de di liyaar di wax pour mën a wax sama soxla. parce que bu ma defoon noonu kenn du xam li nekk ci man dañuy wax ak man wala ñu nuyu ma du ma wax damay tàllal sama loxo rek mais ñoom après ñoom dañuy comprendre ñu xam ne affaire yi la mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax fi mu toll nii. laaja alseeni si soo ba léegi maa ngi koy ñaan garab ma ne ko may ma garab sama biir bi day metti mu ne ma xaaral sëriñ bi ñëw garab gi fii la nekk bu waxee rek mu ne ma xaaral sëriñ bi ñëw noonu ma ne ko waa baax na noonu laa muñee boobu ba tey nekk ak métti maa ngi nii wax dëgg yàlla yëgatuma ci dara maa ngi sant yàlla bu baax. waaw mbokku chers téléspectateurs qui nous suivent sur la 2STV, on vous fait un petit résumé en français sur ce que vous êtes en train de voir et ce que vous avez entendu comme témoignage. Cette dame-là, elle a été possédée par un mauvais sorcier. Un sorcier non seulement qui lui donnait des maux de ventre terribles, l'empêchant même de manger et de dormir. Mais le mauvais sorcier ne s'est pas limité uniquement à la dame. Et ce mauvais sorcier aussi a atteint le neveu de son mari.
qui d'ailleurs lui a fait un témoignage sur les maux de ventre très atroces dont il a souffert au début du mois de Ramadan. Des maux de ventre qui l'empêchaient de manger, des maux de ventre qui l'empêchaient même de dormir. Mais ce soir, quand la dame est arrivée, bien sûr, la dame qui a été possédée par le sorcier est arrivée en face du marabout. Même man mii sax daaw ma nelaw. Voilà. Elle dit qu'elle ne dormait pas, elle ne pouvait pas dormir du ma nelaw guddi du à cause des maux de ventre. waaw du ma Nuit nelaw et jour, elle ne pouvait pas dormir. du ma nelaw damay sonn ba bëgg damay naan. Elle était très fatiguée, mais elle ne pouvait pas manger ni dormir. waaye garab yi ñoo ma doon dimbali bu baax sax. Mais bien sûr, c'est à cause des produits, des médicaments. cuuraay bi ma doon dimbali. Vite sëñ bi jox na ma cuuraay jox na ma bi may naan ak bi may def sama yaram mais bu ma ko defee rek ñoom dañuy sonn dañuy sonn ba bëgg a dee du yuuxu même fan yi passé rek bi ma affaire yi jàppee ba sonn ba bëgg a dee biir buy metti cuuraay bi laa jël kii sax moo ma doon defaral boobu instant boobu mënu ma woon dara mu andi ànd bi naj ko bu baax jël cuuraay bi def si muy yuuxu boo instant boobu jinne yi sax ñu ngi doon def seen liggéey moom ko doon nettali après waaw mu ne ma jinne bi doon nañ ko duma di ko dóor muy yuuxu wax yooyu yëpp waaw grâce à lii bi cuuraay bi waaw ak vite fait bi wax dëgg yàlla baax na lool si jaboot sant waaw ñuy sant bu baax. Alors l'efficacité des produits du marabout, ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles de celle-là qu'il a utilisées. Vous avez entendu en direct l'efficacité même de ces produits vite faits. loolu dañu doon liggéey de l'encens volcan. dañu liggéey bu baax a baax avant may ñëw fii sax. Vraiment. sa Espagne lañu commencé. La réaction maintenant des produits. waaw la réaction instantanée. ba ma ko utiliser ay jinne yu bëri génn ci man. Voilà waaw vous avez entendu en direct. ay jinne yu bëri génn ci man. ba bi ma egsee fii tamit noonu. Voilà waaw te am naa ne loolu moom moo ma defal kaaraange ba ma ñëw dugg ci avion yi ba mën a ñëw toog fii mais bu du woon loolu kon defoon nañu musiba bu yàgg. Ah oui, vous avez entendu vraiment le témoignage encore de la dame, celle qui a été possédée par ces mauvais esprits. Alors il a dit que grâce à ces produits, elle a même eu la chance de pouvoir voyager à bord d'un avion pour pouvoir venir rencontrer le marabout. C'est vrai, il faudra utiliser les produits parce que les produits c'est l'arme fatale de ces mauvais esprits. Maintenant, un mauvais esprit comme le démon qui a habité cette dame-là, que vous avez vécu en direct, le marabout était obligé d'utiliser de toute sa puissance mystique pour pouvoir débarrasser, en tout cas, ce mauvais sorcier qui a envoûté cette femme-là, qui a même atteint le neveu de son mari. Alors, en direct, vous l'avez entendu, présentement, il ne ressent plus rien, ni lui, ni aussi la dame. Elle dit qu'actuellement, elle est soulagée, elle peut enfin dormir tranquillement, elle peut enfin manger tranquillement, et grâce à la magie du marabout, Elhadji Thierno Mouleye Sow, qu'on ne présente plus dans le paysage de la médecine traditionnelle. Salut, vous avez tout suivi en direct, vous n'avez rien raté mon cher ami, mon confrère. Maintenant, tu nous fais un résumé pour les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. En anglais, bien sûr. Thanks, Dwyer Aziz, and thanks, dear followers and dear followers of TMS TV, the guys who are following TMS TV every time. And we thank you also the Khalif General of the Jinns, the King of all the Kings. You see, we're still working, on this very night, and you can see that we're having two persons, here because this is a very, boy whose name is Pap is trying to witness, in front of, the husband, the wife of his uncle, and right now you see the wife of his uncle was a little bit ill, and then you see the Khalif of the Jinns, the king of all the kings, was healing this wife, and right now you see this wife was a little bit possessed by what we say a witch today, and then Khalif of the Jinns, the king of all the kings, has taken out the witch, and then right now you see even the nephew of this very uncle who is right now living in Spain has been just witnessing about his stomach, which was just be having a kind of pain, but right now you see it was having a pain, and then he said that because of the Khalif of the Jinns, the king of all the kings, and because of his products, he's now feeling better. And even the lady said also that she is feeling better right now because of the products of Thierno Mouleye Sow, the Khalif of the Jinns, the king of all the kings. Which are the products of Thierno Mouleye Sow, the Khalif of the kings, the king of all the kings? That's only the Naked Vite Fait, and that's the Volcan Jolly Jolly. So whenever you need them, just be here with Khalif of the Jinns, the
king of all the kings on TMS TV, you know, your favorite channel, and here in Cambérène, face to the football ground of Jamono and face to the VDS Doyen Aziz. Voilà, merci donc Saliou. Alors defe naa ne lii moom leer na ba pare sëriñ bi gis nga ko maanaam bu jëflantee nag moment boobu dina xaw am tuuti dal nervosité bi ak tension bi dina xaw a wàcc tuuti parce que moom nervosité ak tension rek bu jàkkaarloog dëmm jinne xeet yooyu daal dafa mel ne tension bi dafay gën a yéeg nag parce que boobu moom day nekk ci jëflante bu métti alors ngeen gis fi mu ne nii nag vraiment mu ngi xam naa du ma sax savourer victoire parce que victoire moom yàlla yàgg na ko koo jox bu jàkkaarloo xeet yooyu xanaa kañ delloo suñu borom la nga xam ne ni moom la ko jox maanaam ci gërëm ko encore ci lim ko defal sëriñ bi xam naa ne gaa sax mënoon nga sax ba yow parce que yow boo jëf doo wax te defe naa ne li nga jëf moom ba pare ñun ñu commenté ko ñi nga xam ne ñoom nga ko jëfal ñu wax ko en direct doy na waaye nag dañu faral nag di kontaan buñ toogee ak yow maanaam taatal sa kàddu bala ñoo tëj. macha allah ñu wax ci ay kàddu am na solo. macha allah jërëjëf doyen. jërëjëf Saliou Samb macha allah. jërëjëf Youssoufa kon nag macha allah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm defe naa ne daw si xam na ngeen ko vraiment génne nañ ci moom plus de 100 jinne si ngeen dem muy mu ma gis ñoo àndoon fii jëkkëram ndeysaan macha allah moo ma defal son bu neex boobu noonu rabal ma noonu kontaan noonu mbégte ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax vraiment taalibe la bu baax la vraiment ñu ngi koy nuyu vraiment gis ngeen soxna si fan yi dëmm bi dafa ko tegoon biir bu metti teg ko si waaw mayuma ko dara loolu la liggéey bi boo ci tolloo maanaam dafa am nooy mel comme ni ñuy waxee bu ma nekkee kër ga ak bu ma nekkee fi bokkul ndax bu ma nekkee fi jinne yaa ngi ma wër dëmm yaa ngi fi xam nga dëmm du ma leen may dara foog ma sonal leen loolu moo waral dañuy tàng jër moo tax gannaaw man dëmm moom awma ci moom négocier loolu la mais yàlla def na sonal nañ ko duma nañ ko suul nañ ko cuuraay bi volcan bi amul jàmm vraiment gis nga ba li mu defoon ci ñii seen biir yëpp dindi na ko ba kii dugg fi léegi ne ma man actuellement sama biir yëgatuma ci dara ma ne ko nag macha allah loolu sant yàlla la ci la def témoignage bi ni kon nag mbir maa ngi noonu ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi defe naa ne saa su ne ñoo ngi leen di indil li nga xamante ne da leen di yee ba pare da leen di jox njëriñ daanaka xam ngeen TMS TV moom njëriñ la mooy télé bu làmboog njëriñ télé bi nga xamante ne buy feeñal lu nëbbu làmboog njëriñ kon télé bi njëriñ kese la vraiment boo koy seetaan da ngay xam lu bari ci àdduna bi ñu bari dañoo yeewu ngir TMS TV nekkul télé bi nga xamante ne da nga koy seetaan du la jëriñ dara noonu bii boo koy seetaan da lay apporter dara da lay yee ci àdduna da lay dimbali tamit ndax télé bi vidéo yi sax moom day faj vidéo yi tamit day dimbali nit ñi vraiment gis ngeen ko nii soxna si vraiment Espagne la nekkoon ak borom këram vraiment jinney ruube sonal ko ma yónnee ko garab foofu mu utiliser affaire yi te xam ngeen produit yi yàlla da ci def barke nit ñi ñoo ngi koy jënd si di si gis njëriñ vraiment dañuy sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi di leen ñaanal jàmm kon nag saa su ne dañuy ànd ak yéen ak équipe bi di leen dimbali lépp lu fi xew ñu won leen ko ngeen maanaam ngeen seetaan ko kon nag dee leen ñu topp saa su ne ci TMS TV dee leen abonné bu baax a baax en même temps dee leen ko partagé ndax nag boo ko partagé dimbali nga nit ndax boo partagé nit ki bu ko gisee amoon jafe-jafe day tax mu xam jafe-jafeem lan la parce que partager yi dafa am solo ndax da ngay gis ki nga xamante ne day feebar du xam li ko daal mais boo ko yónnee vidéo bi mu xool mu méngoog feebaram day xam ne problème bi lii la gis ngeen sànq aussi jinne bu fi ñëwoon macha allah di ruube kër gi di ruube borom kër gi di indi ay jafe-jafe macha allah gis ngeen kon nag ñoo ngi sant suñu borom bu baax doyen ñoo ngi leen di nuyu bu baax waa TMS TV yëpp yàlla na yàlla def jàmm ci barke Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, merci donc, chers amis internautes, c'est sur ces mots, en tout cas sur ce message important que le marabout ne cesse d'envoyer, en tout cas, à tous ceux-là qui suivent la TMS TV, sur l'importance même des séquences de traitement, des séquences de consultation que vous suivez grâce à la TMS, à la TMS TV. Maintenant, il vous demande aussi vraiment de partager ces vidéos quand même, ne serait-ce que pour aider des personnes qui sont dans le besoin et qui ne savent pas là où aller. Désormais, une seule adresse, ici, au cabinet El Hadj Thierno Moulay Sow, en face de l'océan, à côté du terrain Jamono. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour d'autres séquences.